alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana wa zidna ilma amma ba'du assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di kontaan ci ñëw bi ñu ñëwaat ak yéen ci benn jataay boo xam ni dañ ciy waxtaan lu jëm ci wàllu actualité ci xew-xewu jamono xew-xewu àdduna li nga xam ne moom la ñuy njëkk a tàmbalee waxtaan bi ñaari sujet lañ bëgg a waxtaanee benn bi mooy lu ñu doon sensibiliser jeunesse bi ci wàllu hip hop wàllu rap ci ne mën nga wax ni mooy musique métalu léegi noir yi métal bi nga xamante ne jaare nañ ci blanc yi ak jeune blanc yi ba sataniser leen yàq leen détruire leen yàq seeni jikko def ci ñoom benn libertinage ñemeloo leen lépp loo xam ne caaxaan la ak fo ci ay xeetu ñaawteef ci consommation drogue lépp loo xam ne lu jëm ci ay diine la ak yooyu ñu leen ay contrainte la te Marilyn Manson nekk prêtre boo xam ne moom ndongo taalibe wu Ozzy Osbourne la waaye terewul day taxaw ci ay showam ay spectacle am jël bible bi di ko xotti di ko sànni di wax ne oppression la di wax ne diine yi nga xam ne moo fi nekk day sonal nit ki xoj ko loolu yëpp dañ cee war a libéré wu ci police libéré wu ci diine yi bu ko defee nit ki léegi def lu ko neex ci àddunaam loolu mooy satanisme loolu mooy mbiru seytaane defal lu la neex boobu moom mooy slogan wu liñ doon wax fii korok di auto mooy Ordo Templi Orientis te ki nga xamante ne bi moom moo ko inspiré dëgg-dëgg di Crowley mooy Aleister Crowley mooy sataniste boobu ñu fi doon waxtaanee keroog seen religion boobu nga xamante ni religion satanique la li nga xamante ne bi moom mën nga wax ne mooy seen slogan mooy defal lu la neex tu feras ce que tu veux defal li la neex loolu moom mooy seen slogan ci loolu lañ naxee jeunesse bi ba tàbbal leen ci ay xeetu ñaawteef ak caaxaan amatuñu benn repère li nga xam ne mooy ay valeurs yi waroon nekk ci nit ki def ko muy nit sàmmal ko dundam mu mun koo jariñoo xam lan moo ko indi fi ci kaw suuf ñu dindi loolu détruire ko dugal ko ci monde bu lëndëm boo xamante ni jeunes yu bari xamuñu dëgg-dëgg li ci nekk ci ay danger dañ yaakaar ni affaire bi foo la fecc la caaxaan la affaire voilà kii la nu mu tuddati sax aar la mais dëgg-dëgg boo amee ba ci kaw ba dépassé yenn niveau yi di nga xam ne am na leneen lu nekk ci ginnaaw te loolu foo fekk li nga xamante ne bi mooy société secrète yi nekk ci àdduna bi noonu lay demee mooy ñi nga xamante ne ñoo nekk ci degré inférieur yi nekk ci suuf lu ñu xam dëgg li nekk ci ginnaaw dil bi vrai dil bi duñ ko xam voilà li ñuy foog rek mooy yaakaar ne mbir mi ànd la ni di def yenn mbir wala yu mel noonu mais li nekk ci ginnaaw duñ leen ko wax il faut que nga dem dëgg baag ci benn niveau soog a mën a comprendre li nekk ci ginnaaw loolu moom mooy li am ci tamit industrie musicale bi ni ñu kon keppee ñi nga xamante ne bi ñooy blanc yi ba détruire leen jaarale ko ci rock bi lañ commencé woon mu xëy na migré dem ba jël beneen forme bu gën a barbare mooy li nga xamante ni moom musique métal ñëwaat sax encore am black metal heavy metal death metal nekk ay musique yoo xam ne daanaka la destruction humaine lay prôné li muy pousse xale yi mooy xaru leen defal lu la neex nit ku la tooñ détruire ko nit ku la tooñ rey ko ay di glorifier seytaane di ko màggal di ko wax ci ay baat ak yu mel noonu dem na ba amoon ay enquête ci pays occidentaux yi ci yenn xale yu ñu gis ñuy xaru lan moo leen ciy pousse ñenn ñi ne la plupart dañuy seetlu ne ay xale la yoo xam ne dañuy déglu musique boobu am na ñaari xale yoo xamante ni mës nañoo def benn massacre bu rëy ci benn collège buñ tuddee collège u Columbine mooy seen massacre bu tar bu metti boobu fa amoon ci at yële ci ginnaaw jàppatuma ban at la Columbine dafa am ñaari xale yoo xam ne dañ fa nekkoon di jàng ci école bi nekk ay marginaux ay mooy léeg-léeg li ci ëpp xale yi lay doon yoo xam ni duñu nuroo trop duñu ànd trop ak yeneen xale yi la ñuy def dañuy chaque fois nekk ñoo xam ne daal dañuy xëy na am ay particularité voilà ñoom ñaar ñooy ànd nit ñi di leen gis ñuy dugg ko génn di def seen yëf yoo xam ne daal nuroowuñu ak yenn xale yi ci des commencé di sol ay yëre yu ñuul yoo xam ne dafay gudd ñëw ba ci suuf ay manteau yu ñuul sëqal seen karaw yi
commencé ñu leen di gis ñu jël ay arme dem ci àll bi di entraîner wu ay tir ak yu mel noonu mais xale yooyu boo xoolee ci satanisme lañ nekkoon di déglu ay musique yi nga xamante ni mooy musique métal di ci inspiré wu yore seen benn journal de bord boo xamante ni ci lañ doon bind yi nga xam ne yëpp bëgg nañ koo def ak fas yéene nañ koo def ba mujj gi ñu jël ay ngànnaay dem ci seen collège boobu noonu li ci gën a dangereux mooy dañ fa yóbbu woon ay explosif piégé li nga xamante ne mooy restaurant bi ak place yi nga xam ne fa la nit ñi di gën a bëri pare woon pour def massacre boo xam ne bu jéggi dayoo la mais yàlla def sutura seen explosif yi explosé wul maanaam bombe yi ñu fa tegoon explosé wul bi ñu demee ba heure bi jot ñu gis ne explosé wul ci lañ commencé di tirer di rey foofu di rey ba kenn xamul luñ fa rey nu mu toll ginnaaw bi ñoom ñu rey seen bopp. xam nga ay xale yu ndaw yoo xamante ni ci ay vingtaine lañ toll nekk ay xale yu génn ci adolescence waroon mën a xool nu ñu defaree seen àdduna jàng am seen i diplôme pare dem liggéey ji wala dara mais li nekk seen xel mooy lan mooy jël ay armes massacrer ay nit. loolu du benn exemple du benn du xaaj du ñaar ci léeg-léeg massacre yu bëri yoo xam ne da nga koy dégg ay jeunes di ko def dem di rey ay nit fekk ay jullit mathalan bi lu mel ne li xewoon New Zealand wala ci yeneen dëkk léeg-léeg boo ko xoolee ba ci biir di nga gis ne satanisme boobu moom mooy nekk si ginnaaw mais journalistes yi duñ ko nangoo creuser jeex ko ba mu àgg dañ naan rek benn suprémaciste la dégg nga ci extrême droite bi la bokk dafay inspiré wu ci ay Hitler ak yu mel noonu mais ñooñu noonu courant boobu noonu la plupart du temps ay satanistes la ñuy doon. léegi bu dee ci wàllu côté noir yi gis nga ñu indi leen rab bi léegi jël forme boo xamante ni satanisme bi ci nekk nëbbatuñ ko waxoon nañ fi ne ku mel ne Jay-Z prêtre bu ngand la boo xamante ni dafay prêcher ci jëmale ci satanisme ci ñu gën a pousse li nga xamante ni ñooy nouvelle génération seen staru hip hop yi yóbbu leen ci satanisme moom bokk na ci ndax ñu ci bëri si ñoom bu jaaree ci moom pour mu produire leen da leen di initier ci satanisme. léegi keroog am benn waxoon nañ fi ci ñenn lu mel ne Lil Uzi Vert waxoon ci ku mel ne Trippie Redd wax ci waaye am na ku ñu tëboon koo xamante ni joxewuñ ko exemple mais def na benn concert bi am foofu benn accident bu fa am mu am ñu ci dee mais ñenn ñi dañ ne dëgg-dëgg ay sacrifice la yoo xam ne dañ ko def pour seytaane parce que gars yi dañuy ñëw léegi di def ay concert seen podium bi niñ koy defee rek dañ ciy dugal ay symbole satanique yoo xamante ni forme yu muy jël ak yenn ay tête de mort yu ñu fay def ak affaire yu ñàng yoo xam ni boo ko seetloo da ngay xam ne lii am na lu muy junj am na lu mu bëgg a def ci public bi nga xamante ni ñoo ko seetaan am na kuñ ci bëgg a màggal mu mel na comme am na ku ñuy màggal ci loolu mu nekk genre messe noire boo xam ne ña ko teewee xamuñ ne ñi ngi teewee benn messe boo xam ne ña ngi cay màggal seytaane di ko ca jaamu te ñoom xamuñu ko. daan nañ ko def ci njaaloo beeg caaxaan beeg drogue yeeg yañ fay def ci yu bon waaye léegi mën na dem ba àgg ci beneen forme boo xam ne seen entité yooyu di nekk ci seen ginnaaw te ñu signé ak ñoom ay pacte yi mooy li Bob Dylan doon wax ci interview am ba waxam bëriwul lu muy génn bëriwul mais interview bi lan la ci wax daf ne le commandant suprême moom la defaloon pacte journaliste bi laaj ko ban pacte la mu ne ko pacte bi moo doon pour ma àgg tey fi ma àgg si nii. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in the world we can't see. muy succès bi mu am ko kooku moom mooy ki nga xamante ni bi mooy le roi des ténèbres beneen monde bu obscur bi nga xamante ni duñ ko gis kooku moom moo ko jiite kooku mooy Lucifer moom la ñuy jaay seen defal benn deal jaay ko seen bakkan jaay ko seen ruux pour mu jox leen succès kon ñu koy màggal ci seeni spectacle di ko màggal ci seeni clip di ko màggal ci seeni way jeunes yi di ko déglu mu yàq seen bopp yi di ko déglu muy des ci seeni subconscient te duñ ko xam bi mu defee spectacle bi mu am ay mort ñenn ñi ne loolu sacrifice la parce que naam messe bi léeg-léeg caaxaan meeg pomi rek dina doy ak pervertir bi ñuy pervertir jeunesse bi ak ñaawte fi ñu fay def ak symbole yi nga xam ne moom lañ cay dugal truffé ko ci biir loolu ci rockeur yi la waaye tamit ci rappeurs yi léegi dem na ba àgg niveau boo xam ni bu yàggee entité yi dañ lay exiger nga tuural leen deret léegi gars yi nee nañ leen gën a jaaxal bokk na ci
mooy dañ gis ne ci concert bi dañ cee bind ne on se verra de l'autre côté mooy dinañ gisantewaat ci beneen côté bi mooy l'autre côté de la porte bi nga xam ne moom la alchimiste yi di wax mooy boo génnee dund bi franchir buntu bi barrière bi yàlla di wax ne kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun barzakh boobu mooy séparation boobu ligne de séparation boobu nga xam ne moo dox ci diggante ñaari réalités yi ñaari vie yi nit ki bu ko dépassé franchir ko dootul mën a dellusiwaat ndax day tëju ci ginnaawam ñoom loolu lañ tuddee la porte di wax l'autre côté de la porte moom loolu la ko alchimiste yi di tuddee léegi bu nga xamante ni bi bind nañ loolu ñenn ñi ne kon lii c'était bien préparé ci ne am na ñoo xamante ni dinañ leen rey fii ci concert bi adresse message boobu noonu ñoom lañ ko adressé woon ci ñoom la jëm. Trying to close the game. We was like literally like in fucking hell, bro. Like it felt like we was in a concert in hell. You couldn't breathe. You couldn't see. Like just imagine all the people they gonna find tonight who was in that crowd, who nobody could see, who nobody could hear, who passed out, and everybody was just trampling on top of them the whole fucking concert. Like I'm thinking it's probably gonna be like at least 100 people who dead tonight. Like. Everybody go put a middle finger up in the sky. People fucking dying. I'm gonna save somebody's life. That's somebody's kid. Two hands to the sky. I'm gonna save them. Two hands to the sky. Two hands up. Y'all two hands up. The Travis effect. Hey. Run! Look, you're about to just see them running up the hill towards the cops. Right towards the cops. Look at the cops. They're coming back! I just want to send out prayers to the ones that was lost last night. We're actually working right now to identify the families so we can help assist them through this tough time. You know, my fans really mean the world to me, and I always just really want to leave them with a positive experience. And anytime I can make out, you know, anything that's going on, I stop the show and, help them get the help they need, I could just never imagine the severity of the situation. We've been working closely with everyone to just try to get to the bottom of this. The city of Houston, HPD, fire department, everyone to, help us figure this out. So if you have any information, please just contact your local authorities. Everybody continue to just keep your prayers. I mean, I'm honestly just devastated, and I could never imagine anything like this just happening. And I'm gonna do everything I can to keep you guys updated and just keep you guys informed on what's going on. I love you all. nga gis xeetu tatouage yi ñuy def seen yaram yi ak xeetu dinañ ci wane yenn photo ak xeetu coiffure yi nga xam dañ koy def te moom ki nga xamante ne moo doon def concert bi di Travis Scott boobu
ki muy nekkal kenn la ku bokk ci la famille Kardashian famille boobu ci famille yi gën a nekk ay satanistes ci àdduna bi bokk nañ ci ñeneen ñi ngi wax ne ñoom ñoo détruire Kanye West donte Kanye West moom tamit dañ koo initier mu dugg ci affaire yi xëy na dafa dajeek famille boo xam ne dañ ko ëpp doole ñu prendre ko en otage muy nekk di def ay coup de folie day concert ba ci digg bi mu dagg ko dem yoonam wala mu taxaw fa di wax ay wax yu kenn xamul am na benn extrait vidéo bu ñu koy wan bu muy wax ne dafa jaay bakkanam seytaane di ko wax carrément ouvertement am na sax ñu koy jaawale yaakaar ne Jay-Z la mais Kanye West la léegi ñooñu noonu famille boobu noonu léeg-léeg nga gis yenn soi-disant stars yi dem dugg ci ñoom mais la plupart du temps dafay am benn connexion bu ci am ak li nga xam ne mooy satanisme famille la boo xam ne ci famille yi nga xam ni ñoom ñoo jël yaramu doomu aadama def ko mu nekk business def ko utukaayu alal doyadal li nga xam ne mooy yaramu doomu aadama surtout jigéen toroxal ko ba nga xamante ni dañ koy def mu nekk benn li ñu tuddee def ko chosification def ko mu nekk benn chose benn objet boo xam ne objet de désir la pour xool bànneexu la ak caaxaan ak def ci xelu nit ñi loolu ñu jël ko def ko utukaayu alal boo xam ne gis ay jigéen ñoo xam ne nekk ci famille boobu amuñu benn talent xamoo lenn loo xam ne mën nañ ko def lu tax xëy na nit ñi jox leen benn célébrité bi mais gis nga ci ay njuuj njaaj manipulation ak ñaawteef ak yàqute ak ñeme koo wane ci lañ fexe dof-doflu ba tey ñu siiw yor seen benn chaîne télévision boo xamante ni mooy entertainment boobu noonu di si seetaan mooy i bi mooy télé boobu am logo bi nga xam ne fi caaxaan kase la ak yu bon ay télé-réalité yoo xam ni ñaawteef rek lañ ciy wane ñu ci yàq xelu xale yi jigéen yi ak xale yu góor yi xirtal leen ci yenn xeetu ñaawteef yi miinal leen ko tàmmal leen ko ndax loolu ak satanisme ñoo ànd maanaam yëfu seytaane ñoo ànd loolu nag ay niveau la rek ñu bëri ñi nekk ci suuf dañ koy gis duñ mën a décortiquer yëf yi xam dëgg-dëgg piège bi nekk ci ginnaaw ci ne seytaane moo làqatu ci ginnaaw surtout ñun fii Afrique nga xam ne ay toppe lañ ba léegi niñ koy gisee ñenn ñi mooy ay yenn forme de liberté la nit ñi nañoo libre am nañ droit def lii waan bu ñu rey nit ñi bu ñu kii xamuñ ne prévention mënta ñàkk bu la diine di wax ne la bul dem bul def lii c'est parce que xam na boo ko defee conséquences yi muy jur loolu ñu tuddee saddu dharia muy xasmul madda mooy diine du la xaar ba nga jël poison bi naan ko poison bi naan ko muy dem di la utiliser ay antidote ne da lay faj mais jamono bi nga koy jël di ko naan lay téye sa loxo ne la bul ko naan léegi nag li nga xamante ni bi tey moom lañ gis en Occident ci type de société bi ñu taxawal mooy dañuy bàyyi nit ki mu naan poison bi bu paree ñu dem wëri ji ndax am nañ antidote wala déet même bu ñu amoon antidote dina am ay séquelles yu mu bàyyi ci yaramam loolu mooy destruction bi ñu détruire suñu jeunesse bi détruire ko li nga xamante ne bi moom mooy suñu société yi li fi nekkoon ci ay vertu humaine yëpp mu doon def mbaax ak jom ci nit ak am lu muy rus ak yooyu ñu dindi ko léegi loolu bokk na ci ñi ci gën a dee ci loolu mooy xale yu góor yi di jeunesse bi ak surtout jigéen ñi nga xamante ni ñoom lañ jël wàcce leen suufeel leen ba mënatuñu am cër buñ leen di jox ndax dañ leen a nax ci turu ay liberté yu ñu leen di defal émancipation bu ñu leen di dikk ak yu mel noonu ba jël leen def leen ay fowukaay ak ay caaxaanukaay te loolu mooy ñu yóbbu suñ deuxième sujet ci lu mel ne affaire défilé de Miss yi ñuy wax ay affaire mannequinat yi ñuy wax nii te léeg-léeg ñi ci nekk boo leen déggee ñuy wax ci rajo bi wala ci télé bi da nga yaakaar ni ay imaamu jàkka lañ waaw mooy genre nit yooyu nga xam ni bu ñu duggoon ci bërigo diwtiir mën nañoo génn wax ba ni takkuñu ci genre nit yooyu la mooy genre nit yooyu nga xamante ni bi capable de vendre de la glace à des esquimaux mën nañoo fekk ay esquimaux yi dund ci glace ga nga xam ne at mi yëpp ca la ñuy dund ñu ñëw wax leen a wax ba jaay leen glace ñu jënd ko xeetu nit yooyu ngay gis ñoo ciy nekk bu ñu jógee toog ci rajo bi di wax man xaw ma lu bon man du ma def lu bon nangam naka nga mën a jëlee ay xale yu jigéen di leen summi di leen wuññi di leen defloo yenn yi di leen exposé naan da ngay def ay miss ci ban base la tew lan lay miss di tekki qu'est-ce que ça veut dire miss léegi bu ñu ne yow yaa dàq ci dëkk bi ban njariñ la am ba pare kan mooy ki nga xamante ne bi moom mooy àtte ne kii moo dàq ak kee moo dàq ci yan critère lañ ko teg loolu beneen piège la bu ñuy piégé waat jigéen ñi ndax yow boo dee léegi d'accord nga ni kii mooy Miss Sénégal léegi nga ni dañ ko wax ne mooy Miss léegi kon kooku mooy symboliser li ñu tuddee la beauté féminine kon léegi moom ni mu mel jigéen bu mel noonu rafet nga jigéen bu melul noonu rafetuloo mais kan moo am sañ-sañu wax loolu kan
li nga xamante ni mooy lu mel ne beauté ci kii moo dàq loolu c'est relatif nit ñi dañ ciy wuute ci niñ koy gisee ak niñ koy jàngatee kii ku sew la bëgg kii ku am yaram la bëgg kii ku xees la bëgg kii ku ñuul la bëgg kii ku mel nii la bëgg kii ku mel nii la bëgg kon ñëw imposer nit ñi benn style ne nii la war a mel lii yam nii la war a mel laam nii la war a mel nañ voté ci loolu ñu sukkandiku ci yooyu pour imposer jigéen ñi ne leen kon bu ngeen melee ni rafet ngeen loolu ay stéréotype la léegi bu ko defee loolu lan lay def ci xale bopp xale yu jigéen yi ñuy jéem a mel lu noonu di violenter seen bopp loolu mooy indi chirurgie esthétique loolu mooy indi li ngay gis léegi ci wàllu xeetu coono yi ñuy daj ci di violenter seen yaram lu ne ñu jël ko taf ko ci lu ne ñu jële ko kole ko ci nañu meloon doyatu leen taf ay xef yokk ay karaw yokk li sa yaram lii wàññi lii amaguñu xëy na moyen léegi di def chirurgie di xotti yaram bi di ko dagg di modifier li ñu mën a gum mooy taf ak teppi mais ñi am ay moyens gis nga ko occidentaux yi ñoom dañuy xotti di dugal ay implant mammaire di yokk ay dënn di yokk seen yaram yi di yokk bëgguma tudd yenn parties yi waaye di yokk selon nuñ ko bëggee dégg nga seen kanam yi di xëcc fii demal ñu tiireel la fii sa kanam gaa ngi commencé ras di jël ay yenn produits yi di ko injecté ci seen suufu der yi pour mu xëcc der bi nee nañ pour bañ lépp loolu moom moo leen sonal mooy dañ leen a imposer benn norme boo xam ne nee nañ leen nii ngeen war a mel pour rafet loolu sonal leen loolu ba demoon ba indi fi ay benn phénomène anorexie xale yu jigéen yi nga xam dañuy dem ba tiit ba dootuñ ñemeti lekk parce que jàpp nañ ne bu ñu lekkee dañuy jël poids te bëgguñu am poids parce que bu ñu amee poids dañuy ñaaw ndax boo xoolee li nga xamante ne bi mooy mode bi ñu tuddee haute couture ñooñu nga xamante ne bi ñoom ñooy défilé loo xale yu jigéen yi ak magazine yi nga xamante ne bi ay affaire top modèle ak affaire magazine beauté yooyu nga xam ne ñoom ñoo jël xale yi di leen photo di leen dugal ci seen magazine yi ñooñu foog nga mel nenn ni pour ñu photo la defal la ay shooting léegi ñoom ñëpp dañu am seeni normes yoo xam ne yooyu la ñuy imposer xale yu jigéen yi di leen violenter di leen chantage di leen defloo xeetu ñaawteef yu nekk pour rek nee nañ jox leen benn soi-disant célébrité boo xam ne dañ leen koy naxe moom lañ leen di miroiter wan leen ko bañ yaakaar ni léegi moom tekki na nangam sàngam na ñu daal di leen di nax ci loolu chantage leen ndax léeg-léeg xale yu jigéen yi fréquenté milieu yooyu ñaari problème la ñuy doon benn bi mooy benn vide intellectuel buy nekk ci ñenn ñi ci ñoom amuñu benn maturité bi ay xale lañ xamaguñu lenn yi buñ dajee ak ay mag yoo xam ne yàgg a joow yàgg a dox lu ne ñu dugg ci fu nañu dem fa dañ leen di manipuler facilement daal di jël li nga xamante ne bi mooy dominance ci ñoom beneen bi ci des mooy ñenn ci ñoom dañuy nekk ñu fragile ñoo xam ne ay personnalité yu fragile la ñuy am dañuy am ay crise de personnalité dañuy am ay léeg-léeg manque de confiance ak yu mel noonu léegi bu ko defee briser leen day yomb am na benn genre violenté bu ñu leen di violenté rek dañuy daal di nekk al toppewu nit ki lu mu leen waxate ñu def ko te loolu def nañ ci ay enquêtes yoo xamante ni ci haute couture ne ñenn ci styliste yu mag yooyu nga xam ne da nga leen di dégg seen i tur ak yooyu lu ñu dul wan xale yu jigéen yi leen di défileel amul dañuy ñëw seen défilé yi ñenn ñi dañuy wax ak ñoom ba di leen dóor ñenn ñi di leen saaga ñenn ñi di leen xas-xas yoo xam ne dañuy dem dugg ci toilette yi di jooy yendu ci ay place di xaar lekk sax duñ ko ñemee def parce que buñ ñëwee buñ la xoolee commencé laa wax ju bon naan la yaa ngi mel ne balen da nga toll nii da nga am yaram sama yére mënuloo koo sol mënuloo cee dugg ndax ni nga toll nii lu tax mënoo wàññeeku fekk ne kooku moom miy wax loolu boo ko gisoon day mel ne bale bu taxaw ba noppi mu naan ko da ngaa rëy da nga am yaram léegi ñooñu di daj lu ne ñu koy daj dem ba lekk sax dootuñ ko ñemee ci dugal seen biir yi ndax ragal rek yokk benn kilo buñ demee ci seen défilé yooyu ñu rejeté leen wala wax leen yenn wax yu ñaaw yi yu mel noonu luñ ci dul daj moo tax ñu ci bëri si ñoom ci drogue bi la ñuy mujjee di drogué wu ndax conditions yu métti yi nga xam dañ leen ciy teg leneen li ci des mooy li làqatuwaat ci ginnaaw ci ñaawteef bi ñaawteef boobu mooy li nga xam ne moom la ñuy tudd fan yi suñu réew ci ne proxénétisme dafa bëri ci milieu boobu bëri na ñu ci nekk ñoo xam ne ñenn ñi ñoom seen bopp ñoom ñooy def ñaawteef yi ak ñi xale yu jigéen ña fa nekk ñenn ñi dañ leen di jël di leen placer ci ay réseau bu ko defee mu nekk milieu boo xamante ni milieu bu doy waar la milieu bu setul la bu sellul la te loolu yaakaaruma naa ni du tey xanaa la ko nit ñi xam xëy na il fallait que benn scandale am ndax sénégalais dañoo bëgg fait divers bu fait divers amee ñu jóg ku ne nekk ci di wax mais ba ñuy gis yëf yi di raam di jëm ci ñag bi imam bi xutba na ci wala oustaz bi wax na ci du tax ñu déglu lu ñu la faale il préfère mu dem ba yëf yi ne teel ñu ne am na ñu commencé nag nekk di déglu bu ñu doon déglu sax koo xam ne daf koy jàngat ubbi ci seen i bët yee leen ci jox leen ay solution sax mu tane woon ñi ngi ciy déglu mooy commentateurs yi
ñooñu di commenter di wax ak ñi nga xamante ni bii dañuy xëy na xuloo di dàggasante kii naan moo def kii naan defuloo kii naan lii yooyu moo intéressé nit ñi déglu nga kii def dugal na vidéo nee na diw wax na lii kii nee na wax na ko lii kii nee na diw moo ko màtt kii nee na diw moo ko dóor yu mel noonu mën nañ cee passer des jours di ko déglu amuñ sax temps wu di la déglu nga fiy nekk naan leen lii bu demee ba àgg fii ñaawteef bi bu demee ba lii moo ko indi lii lañ war a def pour yu mel ni bañ fee amati duñ la déglu amuñu sa jot léegi nga gis ne kon du tay la ñaawteef ak ay yàqute nekk ci monde bu mel noonu xam nañ ko mais li ci doy waar mooy léeg-léeg discours bi ñuy tenir nga xamante ni discours bu hypocrite la da ngay gis ñu nekk ci monde boobu xam bu baax la fa nekk mais dañuy toog ci télé ak rajo yi di wax yoo xam boo leen déggee da nga naan kii benn sainte la boo xamante ni moom boo ko joxoon jumaa mu jiite ko te ku nekk xam na monde boobu li fa nekk ay milieu la yoo xamante ni milieu mondain la yoo xamante ni exposé xale yi jigéen yi ci benn anam bi daanaka mooy xool leen marchandise baa ngi nii mooy li ñu fi waxoon keroog suñu waxtaan bu ñu doon waxee ci la fin des temps ci ne boo jëlee sa téléphone portable lu mu cher nga teg ko ci benn tabouret dem teg ko ci mbedd mi teg sa chaise toog ku la romb daan la lu muy jar ku yor ñaar dërëm ak ku yor fukki dërëm ak ku yor ñetti dërëm ak ku yorul dërëm sax day ñëw ne la lu muy jar boo xefee sax mu jël taal manipuler tegaat ndax yaa ko jël exposé ko ci façon boo xam ne ku ko gis danaan lii day dem day jaay mais boo ko jëloon fomp ko ba mu set dugal ko ci sa sacoche def ko ci sa poche wala nga bokk ko di dem kenn du la dab sax ne la ma xool banaan la lu muy jar ndax da koy jox valeur mu xam ne lii sa alal la sa moomeel la loo fonk la joo ko jël di ko exposé kon jigéen bu nangoo yaramam ñu jël ko def ko benn chose def ko benn objet de désir et de fantasme di ko exposé loo ci kanamu àdduna bi ci kanamu ay ay góor muy dox di dem ak a ñëw lu neem ñu jël ko wane ko loolu moom lan la jublu ci loolu ban njariñ la loolu am lan moo tax muy wan ñooñu loolu mu leen di wan te lim mën a lor ci ñoom liñ ci gisul moo ko raw liñ ci gis xam nga ñi ngi wax fi mu nekk nii ci phénomène ay jinne yi dugg ci jigéen ñeek nangam sàngam gis nga monde yooyu monde ay rab la ak seytaane ku bàyyiwul di ko fréquenté lu ne mën na la ci dal ndax xeetu ñaawteef ak mbonte yooyu fu ñu koy def xeetu rab yi ak seytaane yi dañ fay tasaaroo dañ fay bëri ba tax na kon léeg-léeg da ngay waaru ci yàlla bu fekkee gis nga ci réew mu mel ne réewu jullit ñu nekk fi Sénégal façon wax ju nañu ko fi wax ci mbaax guñ fi wax ci réew mi ay jaloore yi ñu fiy wax ci réew mi lu nañu ko fi wax mais li lay jaaxal léeg-léeg mooy suñu société bi niveau de yàqute ak ñaawteef bi mu àgg bi nga xam ne day mel ne lu normal la dafa dem ba lu normal la loo xam ne yow doo jàpp sax na ci réewu jullit nga nekk loolu moom mooy njëkk a doy waar ci Sénégal mun na mel na comme l'islam bi daal lu ñuy théoriser la di ko fi wax nii mais bu dara desul nag léegi lu dul tënku ci mu yar ñu defar suñuy jikko ñu nekk ay jullit di ko dund loolu moom beneen affaire la loolu moom moo ci metti léegi leneen li ci nekkaat mooy waajur yi lan lañ war a mën a convaincre ay un parent boo xamante ne jullit la bu diineem ñor yar njabootam yitteel ko waxuma sax yar leen mais protéger leen wallahi bu nit ki yarul woon njabootam sax mais am souci wu rek ne naa protéger sama njaboot ba nu ma leen exposé ci yenn danger yi doyoon na pour parent interposé wu ci lu mel noonu ne sama doom du mës a def lii ndax jël xale yi du teel leen dugal ci yenn milieu yoo xam daf leen dépassé ñu tàmmal leen benn vie bi miroité leen yenn alal yi yenn luxe yi teel ko def seen bopp wan leen ne ak seen yaram yi ñu am lu ñu amul ci ñoom la lu ne mën nañ koo am loolu lan lay tekki loolu prostitution rek la ndax jëfandikool sa yaram jëfandikool sa taar jëfandikool ni nga mel pour am li nga bëgg ci sa wàllu àddina loolu daanaka la ñuy cultiver ci ñoom loolu lan lay tekki léegi da ngay gis ne bi nga xamante ni bëgg nañ rafetal xeet yenn type de prostitution yi li ñuy wax mooy escort girl la ñuy wax ay voilà tenir nit ki compagnie ay yu mel noonu la ñuy wax escort girl amul benn sens prostitution la voilà xaalis yooyu ñu ciy wax amul benn njariñ amul benn barke li nit ki di ñàkk moo ko ëpp fuuf loolu xaalis mënu koo jënd xaalis mënu koo fay kon nañ ubbiwaat xelu xale yi ci nax yi ñu leen di nax
ak danger yi nga xamante ne bi moom moo nekk seen kanam te dañ leen di nax bañ dem ba ni ci sarax ñu nag léegi piéger leen jàpp leen foo xam ne dootuñ mën a dellu ginnaaw parce que léeg-léeg yëf yi au début day yomb ci yow nii nga jàpp ne lu neex la nii da ngay dem def ko mais boo demee ba dugg baag ci yenn niveau yi yàlla rek moo la mën a dimbali nga dellu si waat mais doo mën a dellu ginnaaw moo tax kon lu sérieux la loo xamante ni nit ñi caaxaan lañ ko jàppee ak fo mais am na ku nekk ci ginnaaw koo xam ne moom li mu ci bëgg lu leer la te li mu bëgg tamit lu mu xam la te kooku moom mooy seytaane moo tax kon affaire coow yi ñu fiy wax nii ci affaire ay miss yeeg yi ci ajoog yépp nañ ko généraliser buntu caaxaan yi bëri na fi yoo xamante ni bi boo ci wax ña fa nekk génn tenir la discours boo xam ne da nga naan ñii nañ leen jox jàkka yi ñu jiite ko ku nekk xam na caaxaan ja fa ne ak mbonte ba fa ne ñi nekk ci monde musique bi xam nañ liñ nekkee ci seen spectacle yi seen concert yi ak seen show yi ku nekk xam na ni kenn demul foofu pour def fa ay salaatu ala nabi kenn demul foofu pour def fa ay ñaari ràkka kenn demul foofu pour jàng fa suratul fatiha dañ faa dem pour caaxaan pour def ay ñaawteef loolu moo leen fa yóbbu musique bi c'est juste pour xërtal nit ñi ci ñaawteef ak caaxaan yooyu noonu loolu la fa nit ñi di def voilà ñi nekk ci monde boobu noonu monde caaxaan la boo xamante ni ñaawteef ak yu mel noonu rek ci lañ dëkk bis bu nekk nga wax ci boo waxee ci ne lii dafa xaram baaxul nga gis nit ku ñëw ne la yéen lu ñu wax ngeen ne dafa xaram da ngeen a metti ay mbir da ngeen nangam voilà alors que l'islam defar bi muy defar société bi day defloo nit ñi effort ci seen bakkan ñu bëre ak moom pour bàyyi yenn yi nga xam ni daf leen di wommat ba yàqal leen seen diine daf leen di wommat ba pervertir leen yóbbu leen ci yenn xeetu ñaawteef yi daa am yenn mbir yoo xamante ne xam nga li ñu tuddee incitation à la violence xam nga léeg-léeg nit ki day toog def benn waxtaan ñu ñëw jàpp ko yóbbu ko de ko di ko entendre ñu lan la ñu ne parce que baat yi mu wax daal day xirtal nit ñi ci ay violence xam nga deful violence mais da nga xirtal musique incitation la à la perversité voilà ñi ko xam dëgg-dëgg xam nañ ne am na lu ci seytaane di insuffler loo xam ne mooy li yàlla waxoon ne wastafziz man istataata minhum bi sawtik seytaane dajale boobu muy dajale nit ñi di leen woo di leen këppatal di jëfandikoo baatam lu bari ci borom xam-xamu tafsir dañu waxoon ne sawtu seytaan muy kàdduk seytaane di baatu seytaane moom mooy li ñu tuddee almaazif mooy musique loolu mooy kàddu seytaane léegi bu fekkee xool nañ xew-xew bi am liñ ci mën a jëlee wala boog liñ mën a wax comme solution mooy nañ dellu ci yàlla fa firru ila allah nañu daw dellu ci yàlla nañu dellu ci suñu diine nañu xamaat li ñu doon nañu bàyyi affaire toppandoo ak complexe beeg al toppe yi ñuy def tubaab yi voilà jëmalewuñu fenn fu baax waaw occidentalisation bi ci ñi ñëw di ñu ko imposer ci ay modèle yoo xamante ni dañ ñu koy wan di ñu ko naxe wan nañu ne modernisme la ay dund sa jamono la ay nangam la wallahi lu dul détruire doomu aadama rabaisser ko suufeel ko ba muy àgg ci di def ñaawteef yoo xam ni yenn ci bàyyi may seexlu nañ koo def li Jodone doon wax naan même les bonobos ne font pas ça voilà am na ci yenn ñaawteef yoo xam ne nit ñi dinañ fa àgg ku mel ne Donald Trump ci milieu boobu nekkoon na fa évolué na fa lan la fi defoon wax ko fi ba mu fuité fi ci campagne am bi passé campagne am bale woon passé mook Hillary Clinton wax na ni ñooñu noonu nekk ci monde boobu nee na yow boo amee célébrité lu la neex mën nga koo def ci ñoom nee na bu la neexee sax nga jàpp leen ci seeni awra nee na moom léegi dootul sax tàggoo wala muy poser question bu ñëwee kenn ci ñoom lu ko neex la koy def nee na lu la neex mën nga leen ko def monde boobu noonu monde bu bon la monde bu baaxul la ñi nekk ci évoluer ba ci dugal ci cinéma monde la boo xamante ne baaxul day dindi valeur yi nekk ci nit yàq ko am lu mu def ci moom ci benn xeetu ñaawteef bëgg ñaawteef ak di ko dund boo xam ne nit ñi nit ordinaire yi personne lambda yi nii àgguñ ci sax ci niveau ñaawteef ak mbonte boobu noonu ñoom seen mbonte beneen level la beneen niveau la boo xam ne nit ñi léeg-léeg duñ ko sax xam ba tax na kon nañu delluwaat ci lislaam dellu ci diine nañu inciter jeunes yi ñu dellu ci seen diine defar seen àdduna defar seen diggante ak seen borom dund bu ñuy dund fii lu gàtt la yàggul jaru fi yenn yi ay soi-disant célébrité ay dinañ la may oto dinañ la jëndal kër dinañ la jox billet nga dem Las Palmas dem France dem lii yooyu yëpp seytaane moo la koy naxee rek ndax seytaane noonu lay naxee doomu aadama yaa bani aadama laa yaftinannakum sheytaanu kama axraja abawaykum min al jannati yanziu anhuma libaasahuma mooy ne seytaane
bi ko yàlla di dàq muy ñëw fii ci kaw suuf di ànd ak Adam ak Hawa suñuy maam yàlla joxoon nañu alerte yàlla mettroon nañu en garde ci mbiram. yàlla subhaanahu wa taala waxoon nañu nañu yéen doomu aadama yi na ngeen fexe ba seytaane bu mu leen fitnaal bi mooy lim fiy def mooy lim waxoon ne fa bi ma aghwaytani la uzayyinanna lahum fi l ard wala ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum almuxlasin waxoon na waat ci yàlla ne dina nax doomu aadama yi ba taaralal leen ci kaw suuf taaralal bi mooy rafetal bi mu lay rafetal àdduna topp loolu bëgg-bëgg yeeg bànneex yi ñaaw yi nga xam ne da nga ko waroon a seexlu bañ ko mu ñëw fexe ba rafetalal la ko ci ni mu koy tuddee ak ni mu la koy présenté fexe nag ba piégé la ci ba enfoncé la ci nga ngiroo ci nag nekk ci ay problèmes yu rëy li nga ci doon séntu ci tàmbali bi ci neex-neex sax loolu daf la koy naxee rek mi ngi mel ne koo xamante ne bi dafa jël xay bu wex xat wala tuddal benn garab ci garab yu weex yi mu diw ci kaw li nga xamante ne bi moom mooy lem nga mar mu saf nga maraat mu saf nga ni naa ko lump boo ko lumpee xam réalité bi noonu la seytaane di naxee moo tax suñu borom subhaanahu wa taala nañu woon wala tattabiu xutuwaati seytaan bu leen topp jéegooy seytaane la ko tuddee jéego la ko tuddee ay jéego du benn du ñaar mais yu bari la ndax da lay jëlee fu sori di la nax ba yóbbu la feneen fu sori loolu kon ñu xam ko xam ne kon seytaane moom defeem mooy lan mooy nax ñu ba soril ñu suñu borom égaré ñu moo tax mu daal wax ne wala ughwiyannahum ajmain mu ne doomu aadama yépp dina leen sànq lu dul jaamu yàlla yi nga xam ni ñu pur lañ ñu set lañ ci ne amatul fu mu leen mën a jàppe ndax ñi ngi def ay effort di góorgóorlu ba bëri seen i bakkan ba tàggat ko ba nga xamante ni bii yi nga xamante ni mooy faiblesse ak faay yi nga xam ni di poor yooyu nga xam ne ci la seytaane di jaar ci lim doon wax ne al waswaasul xannaas alladi yuwaswisu fi suduri nnaas mooy ci poor yooyu muy jaar di faiblesse ak tentation yooyu ak instinct boobu nekk ci doomu aadama bu nit ki bëriwul ak moom ci yooyu la ko seytaane di jaare wàllu alal jeeg wàllu bànneex beeg wàllu siw beeg wàllu yi yu mel noonu ci lay jaare doomu aadama ndax doomu aadama yàlla def na woon innal insaana xuliqa halu'a doomu aadama dafa am benn bëgge bu nekk ci moom dafa am benn foqale bu nekk ci moom loolu nag bokk na ci yi nga xam ne ci la seytaane di profito bokk na ci faiblesse yi nga xam ne yooyu lay exploiter pour sànku doomu aadama bi moo tax kon li nit ki war a def mooy xam ne noon boobu noon bu doy waar la boo xam ne bu ne day jaamaarloog moom te armé wul su demee mu daan ko ni mu mën a armé woo rek mooy jéem a am connexion digganteem ak boroomam loolu may ko kàttan may ko benn protection ak benn immunité boo xam ne seytaane du mën a am accès ci moom bu ñu góorgóorloo ci loolu incha allahu taala dinañ mën a yar suñuy ndaw yar suñuy doom jéem leen teg ci yoonu njub ak yoon bu baax teete leen ci loolu xam ne lii ñuy gis ci modèle occidental bi du royuwaay terewul islam terew la nga jariñu ci nouvelle technologie yi jariñu ci lépp loo xam ne àdduna bi mi ngi koy produire ci lu am njariñ loo xamante ne humanité bi yëpp mën nañ cee jariñu mais seen culture bi ñu jël ak modèle de société bi ñu jël wan ko nit ñi wan leen ko ci seen médias yi fexe ba ak agression culturelle bi ak dominance bi ñu am ci àdduna bi imposer ko nit ñi comme modèle bu parfait boo xam ne moom la nit ñi war a copier nit ñi dem fekk ji leen ci loolu ci koo xam ne sànq na ay nitam sànq ay société am ba amatul benn repère xamatul fu mu jëm di tañax-tañaxi nga dem roy ko ci loolu gis type de société bi nga xamante ni moom lañ def yàq bi nga xam ne mi ngi koy yàq doomu aadama ci ni nga xamante ni bi mu lañ def marchandisation de la vie jël vie wu doomu aadama jël ko def ko benn objet boo xamante ni benn mbir boo xam ni pour wàllu utukaayu alal la ak caaxaanukaay jeex na amul leneen jubluwaay bu nekk ci ginnaaw voilà léegi nag bu yu mel ni amee ñun liñ mën a def du rek dugg nekk fi naan diw wax na lii diw nee na lii mais liñ mën a def mooy wax nit ñi waxoon nañ ko te wax biñ ko waxoon ci suñu diine lañ sukkandiku woon di moytandikuloo ndaw ñi ñaawteef yi nga xam ne ñi ngi leen di nax di leen ci yóbbu waaye nax yi dafa àgg foo xamante ni léeg-léeg yow mi leen di yee li ngay daj pour yee leen day metti lool day jafe lool ndax kenn daf doon wax ne li gën a jafe ci léeg-léeg àdduna bokk na ci mooy fekk koo xamante ni bi dañ koy nax nga koy yee mu jaawale la ak ki nga xam ne moo ko nax loolu léeg-léeg dafa xaw a metti tuuti voilà mooy des fois léeg-léeg nit ñi nax yi ñu leen di nax dafay mel ne da leen di neex dafa mel ne dañ cee ànd di jàppale sax ki nga xamante ni moom moo leen di nax ba tax yow mi nga xam ne yaay ñëw di leen yee pour ñu yeewu xam ne dañ leen di nax léeg-léeg yow la ñuy jàppee naxekat bi yàlla nañ yàlla dolli tawfiq
wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa salaamu aleykum wa rahmatullah. membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyób lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullah. umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi. liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam. looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam. looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk. loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam. ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union. dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam.